Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'industrialisation de l'économie nationale pour un Sénégal souverain, juste et prospère, le gouvernement du Sénégal envisage de mettre l'accent sur le capital humain et le cadre de vie. Cette volonté manifeste du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, passe inéluctablement par le renforcement de la carte nationale des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle et un accès équitable des offres de formation à la population sénégalaise. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Le président de la République, lors du premier Conseil des ministres, le 9 avril 2024, a déterminé 5 orientations qu'il veut bien donner à ce projet de transformation systémique du Sénégal. La première orientation, le président de la République a parlé de la jeunesse, avec ses problèmes d'éducation et ses problèmes de formation professionnelle. Au regard de la Constitution du Sénégal qui garantit à tous les citoyens sénégalais le droit à l'éducation et à la formation, le ministère de la formation professionnelle s'est attelé à mettre en œuvre à travers sa politique de formation cette préoccupation majeure des autorités publiques. Au-delà, la formation professionnelle et technique s'affirme comme un levier indispensable pour préparer les jeunes à intégrer efficacement le marché du travail. L'objectif principal du président de la République, c'est également de mener une politique d'équité territoriale en matière de formation professionnelle. Voilà pourquoi nous, en tant que ministère de la formation professionnelle, nous avons décidé de mailler le territoire national. Nous avons un projet de construction de 38 centres de formation disséminés un peu partout sur le territoire national. Entre 15 et 35 ans, que ces jeunes-là considèrent la formation professionnelle comme une option sérieuse. L'équité territoriale dans la formation professionnelle et technique signifie offrir à tous les jeunes sénégalais, qu'ils soient des zones urbaines ou rurales, les mêmes opportunités d'accéder à une formation de qualité. Le département de Bakel, c'est un département qui fait 12 communes. Nous avons 3 centres de formation professionnelle, 2 à Bakel, un centre à Kidira. Nous saluons l'expansion de ces centres de formation dans le pays et surtout dans les départements en zone frontalière. Sur le plan de l'équité, le département de Kanel est bien doté, en tout cas en structure de formation professionnelle. Comme vous le savez, la formation professionnelle est au centre des préoccupations de l'État du Sénégal, qui vise à atteindre l'employabilité des jeunes donc avant de songer à l'emploi. Et pour ce faire, donc, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication qui sont déroulées depuis bien des années et les résultats sont actuellement visibles puisqu'on a de plus en plus quand même d'adhésions, des jeunes qui demandent à être formés. Il y a de cela 3 ans ou 4 ans, il n'y avait que 2 centres dans le département. Aujourd'hui, on en a quand même 5. Il y a le centre de Podor, le CFP Podor, le CDFP qui est là toujours à Podor. Aujourd'hui, on a le centre de Mumba, le centre de Aéré et de Tchoubalé. Parce que dans tous ces centres aujourd'hui, le niveau de formation se limite au CAP. Peut-être il n'y a qu'un BEP au CDFP de Podor. Donc l'équité serait aussi de permettre à ces jeunes qui sont dans le département de Podor, surtout par rapport à leur profil d'entrée, de pouvoir embrasser des formations à un niveau un peu plus élevé. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui travaillé sur un BT en agro-silvopastoral. C'est une offre d'éducation qui est tout à fait normale dans nos pays sous-développés qui ont besoin d'avoir de plus en plus des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés. Ça aussi, c'est une nécessité. C'est vrai qu'il faut former des mathématiciens et des lettrés, mais il faut également former des ouvriers, des techniciens
et également même des ingénieurs. Au niveau des départements, il faut dire que des plans de développement départementaux de l'éducation et de la formation sont réalisés. Un département, un centre. En plus de participer au développement du projet d'industrialisation de l'économie nationale si cher au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les établissements de formation professionnelle et technique assurent l'employabilité des jeunes tout en leur permettant de rester dans leur localité. J'ai toujours voulu être un technicien dans les sociétés minières. Donc Dieu a fait que cette formation est venue à son heure. Donc c'est une nouvelle formation qui vient d'être intégrée au Sénégal, d'autant plus ici au niveau du lycée technique industriel et minier de Kédougou. Pour renforcer cette volonté d'assurer à tous les Sénégalais les mêmes conditions d'accès à la FPT, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec divers acteurs, a mis en place plusieurs initiatives à l'image des unités mobiles de formation IMF créées pour garantir un accès plus équitable à la formation professionnelle aux personnes vivant dans des zones rurales. Sant aussi le président de la République bi nga xamantene ni mom mo bëgg ndaw ñi am xey bam créer lool non parce que formation bi su fekkonté né man ma doon fay sama poste ça me coûte des millions té peut-être mën na ko baña def ndax mën na baña am moyens yi. Actuellement, la préoccupation majeure des pouvoirs publics est de permettre à chaque jeune, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir la chance de participer pleinement à la construction de la nation. Ainsi, l'équité territoriale en matière de formation professionnelle et technique n'est pas seulement un impératif moral, mais une condition sine qua non pour le développement équilibré et durable du Sénégal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 عليكم ورحمة الله. mbokki ñi ngi leen di jaajëfal publicité bi nga xamee ni moo doon daw léegi macha allah mu bokk ci liggéey bi fa tabarakallahu yal na yàlla barkeel. di ziar ak di jaajëfal ñi nga xamee ni ñooy topp sunu émission bi di firi sa gént di ñaanal ñi nga xamee ni ñoo nekk ci prison di leen ñaanal yàlla jële leen foofu di ñaanal mbokk yi nga xamee ni ñoo tawat nekk ci hôpital bi yal na leen yàlla may wér ci barke sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di ñaanal njiitu réew gi ak premier ministre am ak képp koy kilifa aada fa tabarakallah waaye itam di ñaanal bépp kilifa diine di leen ñaanal di sàkku seen ñaan waaye itam fa tabarakallahu di ñaanal képp koo xam ni kilifa la rek ci biir Ndar ñi ngi lay ñaanal di sàkku ci yow ñaan fa tabarakallahu ñi ngi tey ci fii ci Ndar fii télé Ndar ci seen émission firi sa gént waaye tey nag émission bi dafa ubbu beneen buntu fa tabarakallahu muy njukkal ak sant ci conférence bi nga xamee ni télé Ndar mi ngi ci doon ànd ak waa daare soxna Fat Si Mansour fa tabarakallahu di jaajëfal bépp élément wu télé Ndar ñi ngi leen di jaajëfal seen liggéey rafet na bi ñu ñëwee ci conférence bi fa tabarakallahu gis nañu yokkute bi ñu fi indi macha allah ndax direct bi ñu def jamono jiñ koy def direct bi ay junney nit
ñi ngi doon seetaan conférence bi direct macha allah yal na yàlla taxaw leen te fay leen yiw. alquran moom loo ko defal rek fa tabaarakallahu di nga ci gis yokkute ci lu néew macha allah. ñi ngi tey nag ñëw ci njukkal gi macha allah waaye duñ ci wéet ñi ngi ciy àndal sunu mbokki daara Cheikh Tidiane Thioune mu el Cheikh Medina macha allah moom la ñuy àndal ci bile émission fa tabaarakallahu mu ñëw fi teewal fi daara ja yépp macha allah nara waxtaan ci wàllu daara Serigne Cheikh ñi ngi lay dalal bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين سيدنا محمد رسول الله ورضي الله عن برزاق المكتوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء ممد كل أولياء الله أبو العباس شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين وجزى الله عنا شيخنا جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا وقدوتنا وحبيبنا مولاي الشيخ سيد محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokk téléspectateur Télé Ndar tabarakallahu di jiital si nuyoo bi sunu soppee sunu sëriñ Seydou Mbodj ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara te di la jaajëfal ci dalal bi nga xamante ni moom nga nu dalal fii ci télévision bu Télé Ndar di nuyu mbooloo mu techniciens yi fi nekk di nuyu mbooloo mu téléspectateurs yi nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen sant di ñaanal yàlla ñëpp jàmm di ñaanal réew mi yal na fi yàlla wàcce jàmm yal na fi yàlla dolli jàmm ci barke mag ñu baax ñi ci seen barke yu yaatu yi ak seen yërmande kon Seydou ginnaaw bi la nuyoo sunu teewaay fii tey wax nga ko léegi li ko waraloon di delloo njukkal ak a sant mbooloo mu askanu Ndar di population de la région de Saint-Louis tabarkalla conférence su soxna Fat Si Mansour bi ñu fi ñëwoon doon ko yëgle si fii ci télévision bi ñu ngi yëgal askan wi yëpp ni leen yàlla sunu borom bi dara tawul ci mbaaxam ak kàttanam taxawu nañu ci bis ba jàppale nañu ci bis ba dooleel nañu ci bis ba ba lépp luñ ca bëggoon namoon ka ca yàlla dogal na am nañ si lu kawe sunu njort kon tabaarakallahu loolu sëñ Seydou dañ koy sante ak di ko gërëmee population de la région de Saint-Louis waaye plus particulièrement télévision bii di Télé Ndar wax nga ko léegi seen taxawaay bi nu taxaw ci conférence bi wane ko ba àddina yépp teg ci seen bët macha allah loolu yombul te liggéey bu méttee métti la gis nañu seen taxawaay ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla sunu borom yokku leen ba nu yëkku yal na yàlla sunu borom yéegal leen ba nu kawe ba am itam ñoom itam lu dépassé seen jort ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Seydou xam naa daan ci gën a yaatal insha allahu rabbi. waa Xaaji Tidiane macha allah fi nga jeexalee rek fa laay duggee wax dëgg sa yàlla nit di nga seq ak moom liggéey macha allah mu xaw ca cof tuuti tabaarkàlla waaye télé bi moom macha allah dañ cee def ba def ci sax
loo xam ni tabaarkàlla ëpp na waaw ci ginnaaw avant conférence bi macha allah ci émission yi fa tabaarakallahu ñëw nañ ba foofu jël daara ji fa tabaarakallahu te àddina dafa yegg foo xam ni télé dafa bokk ci li nga xamee ni day fësal liggéey moo xam liggéeyu diine la wala beneen liggéey bu ci télé bokkul rek da ngay gis ni am na loo xam ni manqué na ndax ñoom ñoo lay mën a yëkkatil programme bi ba bu yeggoon ci 50 ñi yéege ko ci niveau bi mustawa bi ci 100 moo tax macha allah ñi ngi jaajëfal ñoom ñëpp fa tabaarakallah suba teel lañ fa ñëw ndeysaan teg seen matériel ba ci guddi gi macha allah kon nag kenn amul seen fay jàpp nañ ci liggéey bi fa tabaarakallahu lépp rek ñi def ko ngir alquran kon yàlla fay leen yiw macha allah ci barke sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquran moom macha allah mi ngi noonu rek alquran mooy dëgg-dëgg yàlla waaw boo bëggee liggéeyal yàlla da ngay liggéeyal alquran boo bëggee aaru da ngay aar alquran fa tabaarakallahu jamono ji nag bëri na ñoo xam ni macha allah oustaz dañuy jàppale alquran dañuy dimbale alquran waaye bëri na itim ñoo xam ni macha allah du ñu dimbale alquran ndax bu ma nee du ñu dimbale alquran mooy yenn saa yi nga dëkk koo xam ni liggéeyam alquran la waaye nga nekk ak moom ci benn barab fa tabaarakallahu war ko encourager war ko dimbale war ko taxawu du ci wàllu alal rek waaye ci wàllu muñal ka ndax ku ne xam na daara fa tabaarakallahu xale yeeg tànkal geeg jàng geeg yooyu macha allah yooyu yëpp nit ñi war nañ ci bàyyi xel oustaz macha allah waaw yow loo ci xam ci wàllu nit ñi nga xamee ni ñooy dëkk ak ñi yor daara ak ko dund ak yooyu tabaarakallahu sëñ Seydou macha allah li nga wax ci alquran wax nga ko léegi ci sa biir wax ni képp kuy wut kaaraange sax ci alquran nga koy wut kuy wut yokkute ci alquran nga koy wut waaye kuy wut tedd nga itam ci biir alquran nga koy wut ndax sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun kon da nga ciy dégg ni alquran yàlla sunu borom mi nga xamante ne ay kàddoom la moom moo koy wattul boppam yàlla wattu gi mu wattu alquran moom moo waral jamono ju ne saa su ne bu ne demee ba yaakaar ne mën nañu neutraliser alquran wala na yaakaar ne mën nañ ko xajamal jamono jooju la leen yàlla di gën a wane xikma bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir alquran ndax Muhammadul Buseyri mi ngi koy wax ci xasida boobu mu naan burd mi ngi naan alquran ayatun xaqun muhakkamatun qadimatun waaye sifatul mawsuufi bil qidami ay aaya la yoo xamante ni di ay kéemtaan jóge ci ko tedd di yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye di ay aaya dëgg waaye wàcc ci ki nga xamante ni moom mooy jëmmi dëgg di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jamono ji nga xamante ni détracteur alquran yi dem nañu ba yaakaar ni xëy na mën nañu xajamal alquran keroog la yàlla di former ay xale yu tuuti yu demagul fenn nu mën la jàngal baqara ba naasi kon maanaam loolu li nga ci mën a dégg sëñ Seydou mooy alquran bu nu xëyoon lakk téere alquran yi ci àddina bi yépp yàlla ni leen atteindre gu leen seen but parce que am na ci dënn yu mu nekk yoo xamante ni tey ku si nekk mën nga bind kaamilu alquran kon yàlla bu ne moo koy aaral boppam kon wax na dëgg wax na dëgg moom moo koy aaral boppam kon oustaz ku bëgg aaru dëgg da ngay jàppale alquran da ngay jàppale alquran boo bëggee aaru dugg ci kaaraange yàlla sunu boroom aar la dëgg la aar sa njaboot kon da ngay dimbale alquran parce que yàlla bu nee man maa wàcce alquran ba pare maa koy wattu maa koy aar kon ki nga xamee ni day jàngale alquran day bokk ci lool dëgg la waaye ki nga xamee ni itim mooy dimbale jàngalekatu alquran bi
ci wàllu place ba muy jàngale ci wàllu barab bi di dimbale taalibe yi kon itim day dugg xanaa foofu macha allah wax nga dëgg sëñ Seydou ndax jamono lu mu soppeeku jamono lu mu tëradi ak lu jamono yàqu am na lu alquran waxoon nan koy bàyyi xel innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran wallah sëñ Seydou alquran ba jamono jii may waxanteeg yow am na ay bonne volonté yoo xamante ni lépp luy seen yitte suba ba ngoon mooy seet li nga xamante ni maanaam mooy dimbali diine lu nekk ca loolu donte jamono nag soppeeku yi bare na donte jamono yàqu-yàqu yi bare nanu ba ñenn ñi sax xanaa dañu dem ba yaakaar ni la nekkoon dëgg nekkatul dëgg waaye fekk na la doon dëgg démb ba tey mooy dëgg waaye ba suba itam di ëllëg moom mooy dëgg kon am na ñoo xamante ni ñu nekk ci société bi ñoo xamante ne ay bonne volonté seen alal ji leen yàlla jox ñoo ngay xool ci daara juñ ko mën a investir seen alal ji leen yàlla jox ñoo ngay xool jàkk yoo xamante ne ay jullitu yàlla ñoo fa nekk di julli nu mën fa investir seen alal ji leen yàlla jox ñoo ngay xool mission yi nga xamante ni mission sunu borom la mission yi nga xamante ni mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la di yokkute diine ñuy jël seen alal di ko ca def te buñ ko ca defee ba pare yàlla nee na laa nuridu minkum jazaan wala shukuran maanaam buñ ko defee ba pare wutu na ca benn pay wutu na ca benn remerciement lu dul payooru sunu borom ndax xam nañ ne yàlla rek moom moo am fay te hal jazaawul ihsaan illa al ihsaan jëf ju rafet rek moom moo koy fay sëñ Seydou jëf ju rafet moo koy fay képp kuy rafetal képp ko xam lu rafet na nga bàyyi xel ne yàlla moo la gën a xam lu rafet waaye na nga bàyyi xel ne yàlla moom moo la gën a bëgg lu rafet lu rafet nag boo koy seet boo jénnee diine jàppal ni dina yàgg loolu pour nga dajeek lu rafet ndax lu rafet diine l'islam moom moo ci jiitu ndax sëñ Seydou diine l'islam diine tolérance la l'islam diine solidarité la waaye l'islam diine dimbalante la ak jàppalante ak yërëmante ndax boo xoolee ñi daan ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di saxaaba ya yàlla sunu borom mi ngi leen di tagg ci alquran muhammadu rasulillahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari waaye nag ruhamaau baynahum lu am solo ngoog nee na gis nga waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fayda gi nekk ci ñoom ak fulla gi nekk ci ñoom ak pas-pas gi nekk ci ñoom amaan na boo leen ne jàkk mën nga leen ragal ndax caractère ferme gi nekk ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen koy yare ndax ñu am fayda lanu waaye boo infiltré seen biir ba dugg leen ba bokk ci ñoom ngay xam ne ndekete ruhamaa baynakum ñu lewat lanu ñu solidaire lanu ñu yërëmante lanu tabarakallahu si Seydou melokaan yooyu nag moom la yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bëgg bépp jullit melokaan yooyu kon nag gars yi war nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax di jàppale alquran te xam ne alquran nag moo njëkk waaye moom moo mujj waaw kon yal noonu yàlla may dégg ak topp tabarakallahu sëñ Seydou waaw xaaj Tidiane macha allah kon mu mel ni inna alqurana huwa al mizan dëgg la maanaam jullit bi ngir mu doon jullit dëgg balance bi ñuy teg pour xam ni kii dëgg jullit la mooy fa mu teg alquran day bëgg alquran day sopp alquran day taxaw alquran sallallahu alayhi wa sallam ngir jullit bi ñu xam ni kii kat dëgg sopp na sallallahu alayhi wa sallam nuñ koy xamee lu dul fa mu teg alquran cofeelam ca alquran fu mu toll rek foofu la cofeelam ci sallallahu alayhi wa sallam taxaw moo tax mag ñi ñoom Serigne Touba Seydi Hadji Malick Baye Niass da ngay xool fi ñu tegoon sallallahu alayhi wa sallam waaye boo ko xoolee da nga gis ni fa ñu tegoon alquran seen may ak seen maqaama yépp fa ñu tegoon alquran a tax moo taxoon ñi am ci sallallahu alayhi wa sallam lu kenn amul moo tax koo ci dem ci dëkkam daara alquran yi ña ngay mokkal saa su ne ndax fa ñu tegoon alquran la macha allah kon nag nit ki boo nee bëgg nga sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi woo xel alquran kon yow sa mbëggeel boobu des na boo nee jullit nga
te bàyyi woo xel alquran sa jullit des na. alquran kenn du ko cof. boo ko cofee rek mu cof la. fa tabaarakallaahu kon loolu lu am solo la. alquran nag daara mooy ndeyu alquran daara mooy barab bi nga xamee ni moom la ñuy ubbi ngir xale yi ñëw di fi jàng mu doon nag fa tabaarakallaahu lu yàgg ndax daara ngay njëkk taxawal al madaaris xablal masaajid waaw daara ngay njëkk samp soogaa samp jàkka ndax bu daara doxul jàkka ji du dox ndax li war a jiital li war a dimbale taxawal jàkka ji ci jaamu yàlla loolu ca daara nga koy jànge moo tax Seydi Hadji Malick bismillah waaw moo tax Seydi Hadji Malick mi nga xamee ni fa tabaarakallaahu boroom xam-xam la waaye ku yeewu woon la moo tax bi mu ñëwee Ndar dafa ubbi zawiya bi waaye boo ñëwee ci zawiya Seydi Hadji Malick da ngay gis alquran ji fa tabaarakallaahu ak xam-xam bi macha allah di daw bu baax fa tabaarakallaahu yàlla defaraat ba zawiya Seydi Hadji Malick bi ñi defaraat ko ba ubbi waat daara ji ndax boo daan dugg foofu da ngay yëg dëgg leer gi nga fa doon yëg mooy ñaari daara jeeg jàkka ji ni ñu ànde woon macha allah te sallallahu alayhi wa sallam daarul arqam daara la njëkk samp la njëkk muy woote làqatu ubbi daara di jàngale bi Seydina Ousmane ñëwee ci la nañu génne daara ji ci biti fa tabaarakallaahu xaaji Tijaan macha allah kon macha allah ñu jox la rek nga continuer tabaarakallaahu sëñ Seydou macha allah li nga wax am na solo amati na solo ndax tabaarakallaahu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ni law anzalna haza alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillah waaye wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas laallahum yatafakkaruun yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ne alquran tedd na tedd goo xamante ni waaye alquran rëy na rëy goo xamante ni dara attanul alquran di kàddu yàlla yàlla nee na gis ngeen ci misaal bu nu jëloon aaya alquran yi benn tabbal ko ci montagne bii nga xamante ne moo gën a rëy ci Makka nee na montagne ba dana mujj exploser min xashyatillaahi maanaam ci ragal gi mu ragal boromam waaye mu ne wa tilkal amthaalu nadribuha linnaas yàlla nee na alquran jooju li muy rëy li muy foor fexe naa ba dëxëñ ko ci dënnu doomu aadama bi fexe naa ba dëxëñ ko ci dënnu ki nga xamante ni moo bokk ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di njabootu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni alquran toll kon nga gis ni yàlla ku fonk xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la waaw ndaxte nag la ko war a mooy kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari waaye wa tuminuna billahi xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf leen defal faveur boo xamante ni defal ko benn xeet ndax ñoom la yàlla ni jàkk ni leen mbooloo ma xeet bu mës a am ak xeet buy ami yéenay xeet bi nga xamante ni yéen a gën ci xeet yi nu laaj Muhammadul Buseeri loolu tax mu ne bi akrami rusuli kunna akramal umami nee na li tax maanaam ñun nu gën ci xeet yi nga xamante ni ñoom la yàlla mës a amal c'est parce que sunu yonanti moo gën ci mbooloo mu yonanti bu yàlla mës a yónni nee na ñun foofu la ñu jëlee faveur googu noonu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun mënuñu fay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla fayal ndax yar na njabootam ci njub yar na njabootam ci tolérance waaye yar na njabootam aussi ci xam-xam moo tax yaa ngi koy wax léegi ci sa biir wax nii maanaam almadarisu qabla al masajid ndax nit ñi bu ñu jàngulee mënuñu xam naka la ñuy taxawee ci biir jàkka yi waaye nag malheureusement liñ doon bañ moom moo mujj xew aaxiru zaman maanaam bëri na ci jàkka yooyu dem maanaam bëri na ñoo fay fekk nu bëgg diriger wala nu bëgg jiite fekk na maanaam jiitalu nu ca xam-xam te xam-xam dafa war a jiitu jaamu yàlla ndax nga mën a xàmmee say farata xàmmee say sunna xàmmee say ngëneel xàmmee li xaraam ak lu nu sib
ndax loolu farata la ci bépp jullit mu jàng diineem balaa muy dem jàkka ja kon ndaw ñi nanu gën a góorgóorlu ci jàngum alquran waaye nanu gën a góorgóorlu ci jàng xam-xam nanu gën a góorgóorlu ci jàng xam-xam laxdari yu bi nga xamante ni moo ci gën a néew moo ci gën a tuuti jullit bu ne farata la ci yow war nga xam maanaam laxdari yu akas ñëw war nga mën a mokkal laxdari yow jullit bi yow en tant que jullit lu mu gàtt war nga mën a jàng laxdari yu ba maîtriser ko au moins sa diine nga mën a am sukkandikukaay boo xamante ni dañ ci sukkandiku ba li ngay def nga mën ko xam ndax boo demee ci biir laxdari yi borom laxdari mi ngi wax naan wala yaxillu lahu an yafaala fi'lan xatta yaalama xukmallahi fihi nee na daganul ci muskallaf bi muy def dara loo xamante ne xamul lu yàlla àtte ci loolu xaram na ci moom kon nga dégg ni kii julli te xamul àttee julli ba léegi julli maanaam xaram na ci moom ndax maanaam xamagul àttee julli ki nga xamante ne mi ngi woor te xamagul àttee koor kooku maanaam woor waragu ko kon maanaam lépp loo xamante ne looy def ci jaamu yàlla la ca jiitu mooy nga xam ko ba pare ñu ne que kon ku bëgg a xam naka lay def mu ne wa yasalal ulama da ngay laaj boroom xam-xam yi boo bëggee xam boroom xam-xam yaa ngi fi da ngay gàddu sa téere dem ci barab yi nga xamante ni macha allah ñu ngi fay jàngale xam-xam Seydou fii boo duggee ci biir Ndar tabaarakallahu jàngalekaayu xam-xam yi barab yi ni sàkkoo xam-xam bare nañ fi loolu ci Ndar ba da ngay gis ay yeneen i nit sax yu jógee yeneen i dëkk di ñëw di sàkku si xam-xam fii ci dëkk bii ñuy wax Ndar ndax tabaarakallahu ku xam Ndar xam ni fii dëkku xam-xam la xam ni fii dëkku leer la macha allah sëñ Seydou kon na ndaw ñi gën a góorgóorluwaat ci jàngat seen diine waaye na ndaw ñi gën a góorgóorluwaat ci xam seen diine ndax nag nu mën a bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawee diine ji bu ëllëgee tabaarakallahu sëñ Seydou macha allah xaaji Tidiane daara moom fa tabaarakallahu ndonoy Ndar la waaw daara ndonoy Ndar la ba ci ñi nga xamee ni sax dañuy nekk ci yeneen dëkk dañuy naw doomu Ndar yi ndax ku ci am sa doom ñetti at ñeenti at commencé nga ko yóbbu daara fa tabaarakallah mu commencé di yendu alquran leeru alquran gi di dugg ci moom loolu mooy waral bu demee ca école ba fa tabaarakallah mu am ab ubbeeku ndax alquran ku mu jiitu sa dënn rek leneen lu mu jafe-jafe dana dugg sa dënn macha allah Ndar nag fa tabaarakallah ku leen xam leen ci bëgg alquran waaye xam leen ci sopp alquran waaye xam leen ci jël alquran teg ko foo xam ni macha allah kenn tegu ko fa tabaarakallahu ci mission boobu nag la soxna Faat Si nekk di jigéen nag fa tabaarakallahu yàgg nay am responsabilité ci diine waaw ci lislaam soxna Aïcha yaakaar naa ni ñaari nit ñoo ko gën a maîtriser xadis loolu du lu ndaw cër la macha allah soxna Faat Si nag ci liggéey boobu la ne macha allah moo tax mu ubbi daara fa tabaarakallahu di ci liggéey mu nekk koo xam ni bëriwul ay jigéen ñoo xam ni ñi ngi jël responsabilité bi mu jël muy ubbi daara internat di jël ay xale mu nekk nag loo xam ni fa tabaarakallahu dañ ko ci yar ginnaaw ba nga xamee ni ay maamam ci loolu la ñu nekkoon ginnaaw googu nag sëñ Haadi Njaay macha allah moo def ci moom alquran maanaam moo yee la newoon ca moom xam nga ku nekk rek am na luy nelaw ci yow moo tax ñi doon wut sëriñ ba léegi sax war a wut sëriñ ndax am na yàlla ju ne ci ñoom boo xam ni day nelaw ci ñoom te buy nelaw rek am na luy yeewu muy li nga xamee ni fa tabaarakallahu buy yeewoo rek ci ngay nekk ci ay yi nga xamee ni waroo ca nekk yàlla jooju nag di nelaw ci nit ki moo tax muy wuti sëriñ pour mu yee ko bu ko yeewee nag fa tabaarakallahu moo tax ngay dajeeg nit mu soppeeku nekk ci xaal boo xam ni fa tabaarakallahu nga naan waaw kii moom fekk dañuy yee la newoon ci macha allah macha allah sëñ Haadi Njaay ginnaaw gi soxna Faat Si nekkee doomu nit ñu baax
yaroo fu baax juddoo fu baax ndax kër gu mu juddoo kër gu Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Dabakh teg tànkam Xaaji Mansour Alaaji Mansour si teg fa tànkam macha allah Seydou Nourou Taal teg fa tànkam macha allah Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum teg fa tànkam macha allah Serigne Mansour si borom daara ji teg fa tànkam kër googu ku fa juddoo fa tabaarakallaahu war ngaa mën a jël drapeau alquran wallahi sëñ Haadi nag mooy ki nga xamee ni moo yee li nekk ci soxna soosu macha allah mu teel ko récupérer jël ko ànd ak moom ci daara ji macha allah jàngal ko ba mu mën alquran waaye jël ay responsabilité teg ko ca ba muy ne ca daara ja fexe na ba ay gone yi mokkal moom soxna Faat Si macha allah la njëkk muy ubbi daara fexe na ba ay nit mokkal macha allah sëñ Haadi dafa jëloon ay taalibe yu bëri ni ko yóbbu ko ca kër ga ñiy fanaan ak yow mu jox ko responsabilité xam nga nit ki da nga koy dimbale dëgg la wan ko yoon kon sëñ Haadi Njaay fa tabaarakallaahu wan na soxna Faat Si yoon ubbil na ko buntu alquran fa tabaarakallaahu moom moo ko jàngal alquran macha allah moo ko mission bi ci moom la ko jàng dëgg la kon moom sëñ Haadi yàlla na ko yàlla fay yiw amiin yaa rabbal aalamiin muy sët ci sëñ Maamun Njaay fa tabaarakallaahu macha allah muy foo xam ni diine la ñu xam alquran la ñu xam macha allah mooy seen métier macha allah waaw ñu dafa am ñoo xam ne alquran mooy seen métier dëgg la la Seydi Hadji Malick doon wax naan koo xam ni alquran mi ngi ci moom loolu mooy métier bi wallaahi fa tabaarakallaahu boo ko booleeg leneen baax na waaye boo ca yemee itim aayul fa tabaarakallaahu kooku mooy soxna Faat Si fa tabaarakallaahu ma jox la nga eggale tuuti ma ñëw ci ñi nga xamee ni ñoom lay sant ñi nga xamee ni ñoo ko jàppale ci bis bi ñi ko jàppale ci daara ji fa macha allah tabaarakallaahu sëñ Seydou macha allah ñu ngi kontaan lool bu baax a baax di nuyuwaale de passage sëñ Haadi tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee di ko jàmbaare fan yee damay waxtaan ak sama benn xarit ndeysaan mu ni ma sëñ Haadi day boo xoolee fa mu samp daara ji képp ku dëkk Ndar xamoon nga jamono joogi la nekkoon foofu ak ya fa daan xew wallaahi sama benn xarit tabaarakallaahu di ko nuyuwaale ndeysaan Papa Ndiaye moo ma wax ji ni ma sëñ Haadi ci njàmbaaram ci pas-pasam boo xoolee fa mu samp daara ja tey képp ku dëkk Ndar xamoon nga ni foofu noonu du woon barab maanaam boo xamante nii maanaam yaakaaroo woon nañ fa loolu ndax ay football lan fa daan def ak doon fa këpp ay mbalit ak yu ne ak bëri waaw ak ay bëri ay làmb waaw foofu lañ ko daan defee waaw gis nga tey jii moom mu am bi initiative bi maanaam relever défi boobu noonu fa nu daan defee ay barabu caaxaan mu jël ka samp fa daara alquran ay ndaw wër ka mu toog fa di leen jàngal alquran kon tabaarakallaahu sëñ Haadi macha allah ku jàmbaare la yal na yàlla yàggal taxawaayam yal na yàlla sunu borom dëgëral ko yal na yàlla yokk kattanam te yàlla yokk pas-pasam ndax sëñ Seydou Ndar fii Ndar li nu yàlla dimbalee nee naa leen Ndar ku fi nekk doon jaayil dan la wala caw Ndar képp ku fi juddoo yaroo fi màgg fi doon jaayil xamoo dara dan la war a caw ndax li nekk ci ay daara alquran ci Ndar nu mën ci lim daara yu bëree bare daara sëñ Abidin Malick Moxsin Diop nga xamante ne ñun moo nu jàngal man jànge naa bi na nekkee xale daan jaabante ci daara yi man jànge naa daara sëriñ Bachirou Samb jànge naa daara sëñ Zeynou Abidin Moxsin Diop boo xoolee daara yi nekk ci dig-digal boobu noonu lu mel na daara sëriñ Mamour Ndiaye daara sëñ Baye Fall daara sëñ Moxsin daara Alaaji Moxsin Sundoone tabaarakallaahu ak mbooloo mu daara yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di nuyuwaale daara ja nga xamante ni mooy daara Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh sa Medina Cheikh waate imam El Hadji Ba tabaarakallaahu yore ka macha allah Ndar ku fi nekk te amoo te jànguloo amuloo ay tegtal maanaam yow sàggan nga ndax fii dëkku lumière la fii dëkku leeru alquran la mag ñi fu ne lan daan jógee di ñëw di fi sàkku si xam-xam kon waa Ndar bu nu mujj mukk puso bi ñoom ndaw ñi mu réer ci seen loxo nanu fonkat alquran kon Ndar daal nekk na dëkk boo xam ni waaw ñi mag ñi dañ fi daan ñëw waaw di root si di root waaw di root si waaw mag ñi dañ daan ñëw Ndar di fi root duy ba fees dem yóbbu ca seen gox maanaam daal di mën a waaw daal di samp nag
macha allah boo xoolee mbooloo mu koy nuti yàlla. ku mel ne sunu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul. tabaarakallahu nuy ñaanal. sëñ Seydou sunu mbokk murid yi nga xamante ni ñoo waajal màggal gi. wallaahi ci weeru safar bi nu nekk. tabaarakallahu boo xoolee atmosphère dëkk bi. ku si nekk ma ngay bay waaram. waaye ku si nekk ma nga ca préparation ya. maanaam di waajal cant googu nga xamante ne moom la sunu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul doon sant yàlla ca 18 safar ca Touba. di ca woo jullit ñëpp. macha allah nuy sonjaale sunu mbokk mbayeen yi ak sunu mbokk sàmbeen yi di leen wax ñoom itam. waaw nanu def nànk rek. waaw nanu bañ a xaabaabal ndax xam naa ne ñoom xéewal gaa leen fa yóbbu. waaw sunu mbokk sàmbeen yi ak sunu mbokk mbayeen yi. waaw xam naa ne ñoom moom xéewal gaa leen fa yóbbu moom. waaw ndax xam naa ne yóbbuwunu sax xasida bu nu jàng wala jukki bu nu jàng. waaw dañu raxasu ba set rek daal di jël yoon bi dem Touba tabaarakallaahu. waaw macha allah waaye loolu Seydou moom moo nekk ci Ndar. kon tabaarakallahu Ndar. képp ku fi nekk. war nga xam ne yaa ngi ci dëkku xam-xam. war nga mën a góorgóorlu. war nga mën a am taxawaay boo am ci diine. wallaahi macha allah. kon yal na yàlla sunu borom. gën a tàggatal nu njaboot gi. amiin yaa rabbi. yàlla gën a dimbalil njaboot gi. tënk leen ci alquran. waaye tënk leen ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax mag ñu baax ñi ba léegi ñoo ngi fi di jàngale. waaw ku dem ba Medina Cheikh. ba gis fa fekk fa Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. tabaarakallaahu gis ni ma ngay formé xale yi. tabaarakallaahu ma ngay formé xale yi. ma ngi leen di jàngal. ay xale yu ndaw. di jàng alquran. ma ngay leeral dënn ya. waaye ma ngay leeral xel ya. waaye ma ngay leeral ruux ya. alhamdulilah tabaarakallaahu boo fa fekkee xale. da ngay yow mii mag sax da nga naan. ay waay aka neexoon ba ma toolee na gone gii ma meloon na gone gii ndax leer gi ci ñoom macha allah jaamu yàlla ak sell gi ci ñoom ci ay ndaw da ngay xam ne tabaarakallaahu taxawaay rek moom moo am solo waaw kon yal na leen yàlla fayal yal na leen yàlla fayal mboolu ma mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci biir Ndar di taxaw diine l'islam waaye particulièrement di taxaw alquran yal na yàlla suñu borom fayal nu leen ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah sëñ Seydou waaw Xaaji Tidiane wallahi li nga wax yëpp macha allah am na solo dëkk bi daal mooy dëkki alquran maanaam Ndar gii seen nono dëgg-dëgg alquran la wallaahi seen nono dëgg-dëgg xam-xam la Ndar rek ngay ñëw romm ci poto lamp yi ñii toog di jàng alquran wallaahi loolu amul fenn fu dul Ndar macha allah kon nag fa tabaarakallahu ndono googu ñi nga xamee ni ñoo fi nekk muy ñoom soxna Fat Seck ak mbokki jàngalekatu daara yëpp macha allah ñoom ñoo téye ndono googu kon ñooñu faw ñi leen di njukkal ak di leen ñaanal fa tabaarakallahu di leen dëgëral di leen jàppale ci taxawaay ci lépp wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan maanaam nañuy dimbalante waaye dimbalante gi ñuy dimbalante nag nañ koy dimbalante ci mbaax dëgg la ci ragal yàlla dëgg la te alquran nag mooy jëmmi dëgg-dëgg mbaax dëgg la mooy jëmmi dëgg-dëgg ragal yàlla wallaahi ndeysaan daara ji buñ ko fonkee rek ñin ñëpp jag wallaahi ñëpp jag daara ji buñ ko fonkee rek ñëpp jag nit dana jóge ci daara sax dëng waaye day toog ba si yàgg rek am lu fudd ci moom mu jubaat fa tabaarakallah loolu alquran bu nekkee sa dënd rek jeex na macha allah kon nag ñin ñi nañu gën a bàyyi xel loolu fa tabaarakallah soxna Faat si nag xam naa ni dañoo am problème mu technique ci wàllu téléphone bi moo tax ñi ngi jéggalu rek ñi nga xamee ni dañoo bëgg dugg mbiru machine moo demee noonu fa tabaarakallah waaye mu joxoon ma benn liste rek ndax moom waroon na dugg def ay seede sant ñi nga xam ñoo ko jàppale waaye comme que problème mu machine la fa tabaarakallahu moo tax rek ñi santal ko macha allah ñi nga xamee ni ñoo jàpp ci bis bi di ci njëkk muy sëriñam wayjuram sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu sëriñ Mansour Sy borom daara ji macha allah bi bis bi jotee fa tabaarakallahu nam koy defee chaque année day dem ba Tiwaawan gisanteeg moom mu ñaanal ka macha allah jox ko ci ndigal ndax daara ji
yaayam lañ ko tudde muy soxna Faat Si Mansour bu Alaaji Mansour bi nga xamee ni mooy magu xalifa bi fa tabaarakallah moom la ñu tuddee soxna sii di soxna Faat Si moo tax booy tuddee sa doom da nga koy tuddee nit ku baax ndax fa tabaarakallah boo tuddee sa doom nit ku yiw rek dana am yiw yoo xam ni fa tabaarakallahu dana ko transmettre ci macha allah moo tax ma ni bu moom nii rek la war a mel soxna Faat Si Mansour yow mi nga xamee ni nekkoon nga Tiwaawan fa tabaarakallahu ku ne gis na ni mu bëggee daara ku ne gis na ni mu doon dimbalee ñin ñi ku ne gis na ni waaw nu mu doon taxawee ndonga daara yi ñun ñii ñëpp fa tabaarakallahu moo ñu yoroon lekk naan yére wallaay macha allah sëñ si doguma la sax ñun ñi bi ñu nekkee daara ja baraan na bu nu mësaan xiif ba jaaxle fa lan daan dem ndeysaan guddi gi waxtu wii fa lan daan dem ndeysaan naaka dem di fa wuti ji lu nu mën a mos ba mën a jàngi waaye wallaay ndeysaan waaw muy ko am yërmande macha allah ñu am yërmande ci taalibe ci xale ndeysaan macha allah yal na yàlla fayal nu leen amiin yaa rab macha allah soxna soosu doonoon soxna ci sëñ Mansour si borom daara ndax ku ne gis na sëñ Mansour ci borom daara ji daaraam ni mu toll wallaahi fa tabaarakallah waaye lépp rek soxna soosu téye woon ko macha allah muy ku yiw muy ku baax macha allah yal na yàlla may ko yokku leeram fa yokku fa tabaarakallahu ñi nga xamee ni ñoo nekk ca kër ga fa tabaarakallahu muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak i ay rakkab yépp fa tabaarakallahu soxna Ayda Si bokkoon na ci ñi nga xamee ni itim dafa nekkoon ci waañ bi fa tabaarakallahu dundam yépp ci togg ak joxe mu bokkoon ci ñi nga xamee ni ci bis bi dañ ko doon ñaanal ndax dafa wàññeeku moom tamit yal na yàlla yokk leeram fa tabaarakallahu di sant ñëpp waaye di sant itim soxna Astu Si fa tabaarakallahu bu sëñ Mansour si borom daara ji bu sëñ Habib si bu alxalif macha allah soxna Faat Si mi ngi koy sant ndax jox na ko xaalis bu bëre macha allah dimbalee ko ci conférence bi macha allah moom soxna Astu Si bu sëñ Mansour si borom daara ji yal na yàlla fay ko yiw yàlla taxaw ko ba li muy liggéeyal baayam ak i maamam fa tabaarakallahu naal bi mu am mu eggale ko yàlla may ko wér ci barke alquran macha allah moom soxna Faat Si am na ay jëmm yoo xam ni ñoo koy jàppale waxuma conférence waaye yow mi yan chaque jour ñi koy dimbale ci daara ji ndax soxna Faat Si day jël koo xam ni day fay waaye day jël koo xam ni itim amul lu mu fayee day jël koo xam ni dafa bëgg doomam nekk ci daara ji wallaahi te yàlla dimbalewu ko wallaahi mooy demeewul waaw mooy demeewul ndeysaan moom soxna Faat Si boo ñëwee du la delloo dëgg la da lay jël yor la di la solal di la dundal di def ci yow alquran wallaahi ndeysaan macha allah te doo ko fay dara wax dëgg sa yàlla loolu nag ki nga xamee ni daf cee nekk fokk am ñoo xam ni dañ koy dimbal fokk yàlla tàggatal ka ay jàmbaar yoo xam ni dañuy jël seen alal di def ci alquran jàmbaar yooyu nag Ndey Mareem Jàlloo ak maam Faa Gueye ak maam Matlen Jàllo ak Kan Jóob macha allah ñooñu chaque jour rek ñi ngi indi ay xéewal ndeysaan ak i ay ceeb diwlin macha allah mburu lépp di ko indi ci daara ji ndeysaan ñoom du conférence bi rek dëgg la moo leen booleeg soxna Faat Si macha allah dañ ciy jàpp chaque jour ndeysaan yàlla na yàlla yàlla fay leen yiw amiin yaa rabbal aalamiin yàlla li ñu bëgg amiin yaa rabbal aalamiin lebal nañu daal alquran dëgg la te ku lebal alquran yàlla nga lebal te yàlla moom mooy borom magasin yi mooy joxe wér dëgg la mooy tibb ci wér di joxe mooy tibb ci wërsëg di joxe mooy tibb ci gudd fan di joxe mooy kon nag kooku ku ko lebal rek fa tabaarakallaahu sa xel war naa dal macha allah ak beneen jëmm joo xam ni taalibe Serigne Babacar la radiyallahu taala anhu nekk ci beneen dëkk di ko dimbale saa su ne weer bu ne mu am lu mu ko dimbale ni ka bëgguma nga wax sama tur waaw bëgguma nga wax sama tur dafa dox rek di dox ci mbedd mi rek ba gis ko ci daara ji muy jàngale est-ce que macha allah
mu sopp ko est-ce que di ko dimbale ndeysaan ni ko man taalibe Serigne Babacar Sy est-ce que saa su ne rek mi ngi jël xaalis bu bëre macha allah di ko dimbale ci daara ndeysaan te ni ko nag bul wax sama tur macha allah taxawaay bi rafet na waaw xam nga ñooñu macha allah taxawaay bi kenn gënu leen wallaay boobu ñun ñu baax ñi baax ba léegi sëñ Seydou ñi ngi baax wallaahi ñi baax doon def te yàlla tax démb ba léegi ñoo ngi fi wallaahi waaw dara fëkku leen dara yóbbuwu leen yàlla rek a leen ñor tabaarakallaahu ndeysaan macha allah loolu la jëmm jooju di def bëgguñu wax dëkk gi dëkk ba mu dëkk waaye daal taalibe Serigne Babacar Sy ndeysaan macha allah yal na yàlla fay ko yiw yàlla fay ci barke alquran amiin yaa rabbal alamin mi ngi jaajëfal itim jëkkëram Serigne Lamine Gueye muy sa wëllëre waaw di sama xarit di sa xarit di sama xarit nu juddoondoo yaroondoo màggandoo fawandoo tabarakallahu wallahi macha allah di ko ziar ci de passage moom tamit Lamine Gueye wallahi di nuyu yaayam soxna Fama Lamine waaw suñu ñoom tante neen na fara ndeysaan di nuyu njaboot ga waa kër ga ñëpp suñu ñoom papa Khadim tabarakallahu di nuyu sama xarit ya ca sanc ba waa sama doomu nday yooyu waaw ñoom Cheikh Ndiaye ki jaaje Kader ñoom Mbow ndeysaan waa kër ga koñ ba ñëpp waaw ñu ngi leen di nuyu tabarakallahu di leen ziar bu baax a baax ku lim juum macha allah wallaay macha allah xam naa ne sunu soxna si mi ngi wax temps bi waaye dëgg mu dimbale ñi rek may ñi astuut rek ñu yokk wa tabaarakallaahu yàlla fay ko yiw yàlla alquran fay ko jàmbaar la macha allah ndax ci jigéen heure bi fa tabaarakallaahu waaye ngay toog ci liggéey macha allah yàlla fay ko yiw moom tamit mu may ñu tuuti rek tabaarakallaa ji tudd yi macha allah muy Serigne Lamine Gueye ndeysaan gëléem ak nag la jënd jox ko soxna macha allah def na lu rafet jàppale ko ci tabarakallahu def na lu rafet macha allah moom mooy Baye Fall première Baye Fall ci liggéeyal alquran macha allah ndax ku ne xam na ni dëgg la jigéen ak sëy waaye ak alquran wallahi ndeysaan kon macha allah muñkat la jàmbaar la Serigne Lamine Gueye macha allah wallaay ndeysaan ñi ngi koy jaajëfal di jaajëfal mbokkam yëpp macha allah yaayam ju baax jooju itam dafa ak mbokkam yëpp dañuy miiraas seen bopp ndeysaan ngir def ci alquran wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndax xam na ni seen doom ki mu nekkal alquran la wallahi ndeysaan moo tax macha allah dëgg la ñi koy jàppale ci daara ji macha allah soxna mère Fa Gueye Fama Lamine waaw Fama Lamine macha allah ñu ngi koy jaajëfal buñ ko santee rek sant nañu mbokkam yépp macha allah suñu yaay ju baax la ndeysaan waaw suñu yaay ju baax la wallaay yàlla bëgg bu bëgg njabootam wallaay ndeysaan macha allah yàlla koo gis rek sunu boroom am fu mu dugal deretam dëgg la ndax dafa sunu borom dafa dugal deretam ci alquran wallahi ndeysaan waaw kay kon da ngay xam ni kooku am na lu mu liggéeyal yàlla wallahi ndeysaan am na mbaax mu ne ci moom dëgg la bu ne ci moom dëgg la hasard amul yal na yàlla barkeel te fay kay mi ngi jaajëfal itim ak di gërëm maamam ba nekk ca Sacré Cœur Cœur 3 Alioune Badara Ba macha allah ak doomam yëpp ak ñi sant ba yëpp di gërëm yaayam soxna Fatimata Ba mi nga xamee ni moo nekk ak taalibe yi ci kër gi macha allah te ku ne xam na wallaay ak tawaarkàlla waaye muy muñ yëpp macha allah yal na yàlla alquran yàlla fay ko yiw ak alquran di gërëm itim Ngóone Jàllo macha allah bokk na ci ñi nga xamee ni doomam dañ ko doon sargal waaye reer la togg reeru conférence ndeysaan ñëw indi ko macha allah yàlla na alquran fay ko macha allah di gërëm jéeri ñaa taalibe Serigne Touba boobu nga xam ne macha allah wallaay këram la ubbi ndeysaan dugal ca gan ya macha allah dëgg la jàmbaaru waaw jéeri moom yàgg na def lu baax tabarakallah moom yàgg na def lu baax ndax yëpp ko xam waaw macha allah waaw yàgg na def lu baax même ku ko miinul sax wallahi macha allah miin nga turam ci def lu baax ndeysaan yal na yàlla guddal fan yàgg nay jàppale daara ji wallaay ndeysaan yàgg nay jàppale alquran wallaay ndeysaan yàgg nay jàppal ku ne macha allah ci dëkk bi yal na yàlla fay ko yiw amiin yaa rabbal di gërëm itim Seynabou Ndiaye muy dëkkaale ndax barab bi kër gi dafa dem ba xat ci daara ji waaye Seynabou Ndiaye moo dox ba mbokkam aalaat ko foofu mu gën a yaatu macha allah soxna Seynabou Ndiaye di dëkkaaleem macha allah
alalam léppam la def ci daara jeeg ci conférence bi. yàlla yàlla fay ko yiw. waaye itim di gërëm itim Vieux Ndour dëkk Looda macha allah. moom itim këram la jël kër gu bees tàq. jox ko gan yi macha allah. ngir alquran. moom itim ku bëgg alquran la ku bëgg diine la. sëñ Vieux Ndour macha allah. yàlla na yàlla fay ko yiw. Ousmane Dieng. macha allah taalibe Serigne Saliou Mbacke la. ñoom ku leen xam leen ci diine. ku leen xam leen ci xasiida. ku leen xam leen ci liggéeyal Serigne Touba macha allah. Serigne Ousmane Dieng. électricien bi wàllu fiil yeeg. Ousmane meen Ousmane bu Noor. wallaahi tabaarakallah Ousmane waaw macha allah macha allah ku am taalibe ndeysaan. waaw sunu xarit la sunu soppe la sunu waay la ndeysaan Ousmane. wallaahi nga dëgg Ousmane. chaque année macha allah. mooy indi. matériel am installation bi installé courant bi yëpp macha allah du ko fay dara macha allah ndax yàlla ak bëgg macha allah nit ku baax wallaay ndeysaan Ousmane nit ku baax ku woyof ku xàmmee nit itam ku xàmmee nit wallaay ndeysaan macha allah soxna si mi ngi koy gërëm moom daa bokk ci daara ji sax waaye nag dañ koy gërëm rek fa tabaarakallaahu sëñ Ousmane Dieng macha allah di taalibe Serigne Touba macha allah ku bëgg alquran ku bëgg xasida macha allah di mi ngi gërëm itim Mourad Niass ñi nga xamee ni imaam la ci zawiya Seydi Hadji Mourad waaw Mourad macha allah ñaan ci wasifa yi macha allah ñooy wasifaandoo zawiya ba ñooy xadaraandoo macha allah Mourad koo xamante ni itam tabaarakallah ku taxawaayam rafet loolu ci zawiya ba macha allah waaw macha allah ñi ngi koy jaajëfal macha allah ndax ubbi na këram yaatal nit ñi heure julli bi fa lañ doon julli macha allah àll na chaise ay chaise mu àll ko tey loolu yàgg na koy def ci daara ji yàgg na koy def ci conférence bi macha allah Hadj Mourad ñi ngi koy ziyaar ak ñoom Souleymane ak mbokkam yëpp ñi mu dëkkal ñoom tamit ñi ngi leen di jaajëfal mi ngi gërëm itim sëñ Alioune Seck defal na ko teraanga ci bis bi ak ci daara ji mi ngi gërëm itim soxna Sarr di jigéen joo xam ni jàmbaar la nekk ca Gendar chaque jour mi ngi indi jën ci daara ji ngir xale yi di ci barkeelu macha allah soxna Sarr ca Gendar nee na itim wallaahi soxna si mi ngi koy gërëm macha allah di gërëm itim Papis Dioum macha allah moom itim indil na ko teraanga ci daara ji ak ci conférence bi mi ngi gërëm itim Ndey Faatu Sàmb nekk koo xam ni ci daara ji la doon jàngale ci daara ji la jànge ba fiy jàngale moom ak sëñ Fàllu Jóob di doom ci Zalle bu ma leen gërëmee ñoom ñaar rek yóbbaale na xale yi nga xamee ni ñoo nekkoon ci organisation ñoo doon jàpp ñoo indi seen alal bu bëri def ci conférence bi ñooñu ci daara ji ba ñuy nekk xale yu ndaw lañ leen joxoon fat si ca ba muy ne ca daara yi haaji macha allah ñoom itim bu ma tuddee ñaari ñooñu rek tudd naa macha allah xale yépp fa tabaarakallaahu kenn mënul lim télé la ñu ne temps la wax dëgg sa yàlla waaw mi ngi sant itim soxna Xadi Jóob kooku itim ci yaayu daara yi la soxna Xadi Jóob moom tamit itim togg reer yi bokk na ci kooku dafa bokk ci daara ak soxna Tuutaan ak soxna Ndey Roos ak yaayam ñooñu ñoo yar soxna Faat soxna Ndey Roos ak yaayam macha allah ñooñu ñëpp fa tabaarakallaahu daañu ñëwaat ci beneen bis waaw ndax macha allah bis bi moo rëy wallaay ndeysaan bis bi dafa rëy ñi ci jëf wallaay ndeysaan waaye mi ngi sant itim famille ndaw ci Pikine ñii ay baayam moom tamit fa tabaarakallaahu mi ngi leen di sant Xaaji Tiijaan di sant ñëpp ndeysaan faw ñu fàtte dëgg la waaye ku ñu fàtte rek dëgg la xamal ni alquran fàtte wala dëgg la wallaahi alquran du fàtte dëgg la alquran du fàtte dëgg la ñi ci jëf yëpp alquran dana leen fay wallaahi mooy li ma doon wax sànq rek ci innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran sëñ Seydou ñi nga lim ñëpp wallaahi tabaarakallaahu dafa rafet rek nu lim leen waaye du kenn ci ñoom sax ku bëggoon nu toog fii di la lim ak di la tudd ndax ñoom ñëpp ba ñuy jëf
yàlla taxoon ñuy jëf ba ñuy jëf alquran moo taxoon ñuy jëf macha allah waaye nag yàlla gis na ndax moom mooy xabirun basirun yàlla gis na jëfi gis na yéene yi même ñi amoon yéene def te yàlla sunu borom maanaam mayu leen kàttan gi mayu leen mën-mën gi ñoom ñëpp seen ay yéene noonu xam ni yéene moo ëpp pay jëf ñoom ñëpp yal na leen yàlla fay yal na leen alquran fay yal na leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fay macha allah sëñ Seydou xaaj Tidiane tabarakallahu macha allah ñu ngi yëkkati jataay bi macha allah macha allah di rafetluwaat di la gërëmaat fa tabarakallahu ci ànd gi ngay ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ne macha allah jërëjëf ñu ngi la ciy jaajëfal macha allah di yàq sa taawaay fa tabarakallah waaye alquran ci nga ne dëgg la ci la ñu xamante dëgg la wallaahi ndeysaan macha allah yàlla yàlla barkeel amiin yaa rabbal aalamiin xamante nañu fii ci Ndar waaye ca Tiwaawoon la ñu miinante waa ca Tiwaawoon wallaahi ndeysaan ca daara ja wallaahi ndeysaan kon loolu dëgg loolu yàgg na loolu yàgg na wallaahi loolu yàgg na xamante ci yàlla rek moo am solo dëgg la képp koo xam te xamante woo ci yàlla dëgg la ëllëg mën ngeen teqali ko wallaahi ndeysaan kon fa tabaarakallah macha allah ñi ngi lay jaajëfal di la sant macha allah jërëjëf waaye di sant ñi nga xamee ni ñoo ñuy génne ñoo doon génne alquran dëgg la ñoo doon génnewaat alquran macha ñoo allah doon fàttali alquran macha allah macha allah image yeeg fa tabaarakallah muy waa télé Ndar macha allah macha allah soxna Maymuna macha allah yal na yàlla fay ko yiw amiin yaa rabbal ak aalamiin directeur bi fa tabaarakallah amiin yàlla jàppale leen taxawu leen dooleel kër gi macha allah ñi ngi woo ñëpp macha allah képp ku ci am programme rek pour nga ñëw ci télé Ndar macha allah incha allah rabbi lépp loo bëgg mu feeñalal la ko rek incha allah ndax télé bi la waa Ndar yëpp di suivre macha allah ba ci bitim réew ñi ngi woote ni seetaan nañu direct conférence bi macha allah te loolu ren la am kon nag yal na yàlla fay leen yiw ci barke sallallahu alayhi wa sallam yàlla taxawu leen ci barke sallallahu alayhi wa sallam tey nag sunu émission bi dañ ko wëlbati woon firi gént moom dañ koo def firi alquran macha allah waaye lépp yiw la yàlla na yàlla barkeel xam naa ba di ñaanal mbokk yi war a dem Touba ñun ñëpp macha allah yal na yàlla teg leen si yoonu jàmm tey soññ itam chauffeur yi si nuy daw nànk waaw nuy daw nànk xam ne ay nit lañu yàpp waaw nuy daw nànk bàyyi xëccoo beeg njëkkante client yi waaw te xam ne ñii dañu dem rek ngir wuy ji bésu Cheikhul Khadim bu mag ba waaw da àndandoo sant yàlla kon waa naki chauffeur yi dimbali waaw na chauffeur yi dimbali ñi ngi jàppale leen ci daw nànk waaw incha allahu rabbi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal xam naa ba beneen yoon incha allah ñi àndat ak yéen ci seen émission Firi Guent macha allah Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'industrialisation de l'économie nationale pour un Sénégal souverain, juste et prospère, le gouvernement du Sénégal envisage de mettre l'accent sur le capital humain et le cadre de vie. Cette volonté manifeste du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, passe inéluctablement par le renforcement de la carte nationale des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle et un accès équitable des offres de formation à la population sénégalaise. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Le président de la République, lors du premier Conseil des ministres, le 9 avril 2024, a déterminé 5 orientations qu'il veut bien donner à ce projet de transformation systémique du Sénégal. La première orientation, le président de la République a parlé de la jeunesse, avec ses problèmes d'éducation et ses problèmes de formation professionnelle. Au regard de la Constitution du Sénégal qui garantit à tous les citoyens sénégalais le droit à l'éducation et à la formation, le ministère de la formation professionnelle s'est attelé à mettre en œuvre à travers sa politique de formation cette préoccupation majeure des autorités publiques. Au-delà,
La formation professionnelle et technique s'affirme comme un levier indispensable pour préparer les jeunes à intégrer efficacement le marché du travail. L'objectif principal du président de la République, c'est également de mener une politique d'équité territoriale en matière de formation professionnelle. Voilà pourquoi nous, en tant que ministère de la formation professionnelle, nous avons décidé de mailler le territoire national. Nous avons un projet de construction de 38 centres de formation disséminés un peu partout sur le territoire national. Entre 15 et 35 ans, que ces jeunes-là considèrent la formation professionnelle comme une option sérieuse. L'équité territoriale dans la formation professionnelle et technique signifie offrir à tous les jeunes Sénégalais, qu'ils soient des zones urbaines ou rurales, les mêmes opportunités d'accéder à une formation de qualité. Le département de Bakel, c'est un département qui fait 12 communes. Nous avons 3 centres de formation professionnelle, 2 à Bakel, un centre à Kidira. Nous saluons l'expansion de ces centres de formation dans le pays et surtout dans les départements en zone frontalière. Sur le plan de l'équité, le département de Kanel est bien doté, en tout cas en structure de formation professionnelle. Comme vous le savez, la formation professionnelle est au centre des préoccupations de l'État du Sénégal, qui vise à atteindre l'employabilité des jeunes, donc avant de songer à l'emploi. Et pour ce faire, donc, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication qui sont déroulées depuis bien des années et les résultats sont actuellement visibles puisqu'on a de plus en plus quand même d'adhésions, des jeunes qui demandent à être formés. Il y a de cela 3 ans ou 4 ans, il n'y avait que 2 centres dans le département. Aujourd'hui, on en a quand même 5. Il y a le centre de Podor, le CFP Podor, le CDFP qui est là toujours à Podor. Aujourd'hui, on a le centre de Mumba, le centre de Aéré et de Tchoubalé. Parce que dans tous ces centres aujourd'hui, le niveau de formation se limite au CAP. Peut-être il n'y a qu'un BEP au CDFP de Podor. Donc l'équité serait aussi de permettre à ces jeunes qui sont dans le département de Podor, surtout par rapport à leur profil d'entrée, de pouvoir embrasser des formations à un niveau un peu plus élevé. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui travaillé sur un BT en agro-silvopastoral. C'est une offre d'éducation qui est tout à fait normale dans nos pays sous-développés qui ont besoin d'avoir de plus en plus des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés. Ça aussi, c'est une nécessité. C'est vrai qu'il faut former des mathématiciens et des lettrés, mais il faut également former des ouvriers, des techniciens, et également même des ingénieurs. Au niveau des départements, il faut dire que des plans de développement départementaux de l'éducation et de la formation sont réalisés. Un département, un centre. En plus de participer au développement du projet d'industrialisation de l'économie nationale si cher au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les établissements de formation professionnelle et technique assurent l'employabilité des jeunes tout en leur permettant de rester dans leur localité. J'ai toujours voulu être un technicien dans les sociétés minières. Donc Dieu a fait que cette formation est venue à son heure. Donc c'est une nouvelle formation qui vient d'être intégrée au Sénégal, d'autant plus ici au niveau du lycée technique industriel et minier de Kédougou. Pour renforcer cette volonté d'assurer à tous les Sénégalais les mêmes conditions d'accès à la FPT, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec divers acteurs, a mis en place plusieurs initiatives à l'image des unités mobiles de formation IMF créées pour garantir un accès plus équitable à la formation professionnelle aux personnes vivant dans des zones rurales. Sant aussi le président de la République bi nga xamantene ni mom mo bëgg ndaw ñi am xey bam créer lool non parce que formation bi su fekkonté né man ma doon fay sama poste ça me coûte des millions té peut-être mën na ko baña def ndax mën na baña am moyens yi. Actuellement, la préoccupation majeure des pouvoirs publics est de permettre à chaque jeune, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir la chance de participer pleinement à la construction de la nation. Ainsi, l'équité territoriale en matière de formation professionnelle et technique n'est pas seulement un impératif moral, mais une condition sine qua non pour le développement équilibré et durable du Sénégal.